jëlal Thier mi ngi noonu très serein le coach Thier bu équipe Boune Mbolo mi ngi noonu moom mooy coaché kii di Kirikou mi ngi noonu ci biir géew bi jàkkaarloo ak kan ak Boy Cissé booboo troisième combat de la soirée sama gars yi kii di Boy Cissé coach américain Kana coach Kana américain moom moo ko toogal sees mi ngi noonu américain mi ngi noonu moom ngeen di seen très serein mi ngi jàkkaarloo ak poulain wam Thier mi ngi noonu dugg na ci biir géew bi mi ngi wax ak Kirikou Thier dem na ci biir géew bi waaw waaw moom mooy coaché kii di Kirikou équipe du Boune Mbolo Boy Cissé Kirikou Boy Cissé Kirikou jaajëf Kirikou Boy Cissé face à Kirikou troisième combat de la soirée sama gars yi tey la dimanche tey la samedi autant pour moi tey la samedi 12 mars 2022 ñoo ngi à l'arène nationale la structure Badiane Production moom moo organisé on en est au troisième combat de la soirée aujourd'hui samedi 12 mars 2022 on est à l'arène nationale la structure la journée d'aujourd'hui porte la signature de la structure Badiane Production troisième combat qui oppose Boy Cissé à Kirikou. L'arbitre vient de donner le coup d'envoi du combat qui oppose les deux jeunes espoirs, deux jeunes pépites de l'arène. Kirikou de l'écurie Boune Mbolo face à Boy Cissé de l'écurie Sandiamour. Le coup d'envoi a été donné par monsieur l'arbitre. Kirikou face à Boy Cissé mi ngi noonu combat bi dem na sama gars yi boobu troisième combat de la soirée diggante Boy Cissé ak Kirikou. Boy Cissé bu Parcelles écurie Sandiamour moo fi jàkkaarloo Kirikou mi ngi jóge fan Kirikou mi ngi jóge Boune écurie Boune Mbolo coach Thier moo ko toogal 16 Boy Cissé Kirikou Boy Cissé papa doo ma jox boobu yow boobu moo gën a bees du ma jox boobu na ma jox bi wala boobu na ma jox ma yow ma waaw dans le jàmm rek dans le fair play yàlla na jàmm yàgg sama gars yi mi ngi noonu Kirikou est petit Kirikou bu Boune la écurie Boune Mbolo Kirikou moo fi jàkkaarloo kan Boy Cissé bu Parcelles Boy Cissé bu écurie Sandiamour Boy Cissé le poulain du coach Kana le poulain de américain moom ngay seen noonu Bekay moo ànd ak moom kii di Boy Cissé Bekay moo ko andi waaw waaye kii di Kirikou Thier bu Boune moo ko andi waaw troisième combat de la soirée sama gars yi mi ngi noonu de waaw attention placage ba premier vainqueur de la soirée mi ngi wiyoo ci Ama Siteu moo fi am ndam ci Malal numéro 2 deuxième vainqueur de la soirée mi ngi tudd fils de Alima moo fi daan kii de Lumumba la fi daan Lumumba fils de Pape Silla waaw troisième combat de la soirée yàggatul de léegi ñu xam kan mooy daan diggante Kirikou bu Boune ak Boy Cissé bu Parcelles écurie Sandiamour waaw Kirikou rouge dansé attention jëm na ko ronu léegi waaye demul demul de Boy Cissé ndaanaan la Boy Cissé dafa mën a bëre 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 waaw Boy Cissé dafa mën a bëre waaw Kirikou Boy Cissé Kirikou moo ñu woon ginnaaw noonu Kirikou attention ay sens de coup dooral ma door attention plaquage ba daan na ko plaqué na ko daan na ko Kirikou n'est pas petit Kirikou est grand Kirikou a grandi mi ngi noonu ndeysaan dem na saafonte Boy Cissé siisu na
Boy Cissé siisu na Kirikou n'est pas petit Kirikou est grand Kirikou a grandi mi ngi noonu bëre na bëre bi daan na ko Kirikou daan na ko dem na saafonte ak Thier Kirikou daan na ko Kirikou bëre na bëre bi daan na Boy Cissé Kirikou daan na Boy Cissé troisième combat de la soirée troisième vainqueur de la soirée Kirikou Boun Mbolo daan na Boy Cissé waaw looloo leer sama gars yi Kirikou wane na boppam Kirikou def na maninam Kirikou daan na ko daan na ko jël bu rëy jël bu leer jël bu amul benn werante mi ngi noonu waaw jëlal ko 5 tonnes ñëw na samp na ndëndëm 5 tonnes samp na ndëndëm nee na moom mooy dof bi ku ko woowee ni tooñ na ko ku ko jàppee ni tooñ na ko Wassintor dem na Wassintor wàccee na ndënd bi Wassintor daan na ko Wassintor daan na ko jël bu rëy Wassintor daan na ko Wassintor daan na dof bi daan na 5 tonnes Wassintor combat bi taxaw na combat bi taxaw attention daan na ko ñaari yoon Wassintor waaw Wassintor daan na ko ñaari yoon Wassintor daan na 5 tonnes mi ngi noonu na combat bi taxaw diggante ñaari dof yi na combat bi taxaw Wassintor 5 tonnes na combat bi taxaw waaw mi ngi noonu na combat bi taxaw Wassintor 5 tonnes ñaari dof la ñaari phénomène la mi ngi noonu Wassintor du maye dara mi ngi noonu Wassintor du maye dara mi ngi noonu Wassintor nee na lañ ko jox dof bi ñaari dof yi nañ leen boole na combat bi taxaw sama gars yi bu taxawul balu ma leen ko su taxawul balu ma leen ko Wassintor mi ngi noonu waaw jël ko Wassintor mi ngi noonu nee na billaay wallaay nee na kuñ ko jox da koy damm mi ngi noonu nee na da koy damm nee na da koy daan ba damm ko mi ngi noonu Wassintor waaw nee na da koy daan ba damm ko jël ko 5 tonnes mi ngi noonu coach Iba ñëw na di wax ak moom entraîneur am ñëw na mi ngi noonu ñaari dof yi nañ leen boole 5 tonnes face à qui Wassintor jëlal Wassintor mi ngi noonu dem na ci coach Villa Sène mi ngi noonu Wassintor la waaw Wassintor la mi ngi noonu Wassintor 5 tonnes waaw sama gars yi na combat bi taxaw